yu dul jeex la sortie de Ndeye Khady audio yi ñuy dégg théorie du complot bi ñuy rumandaat ñañ ca tudd comment comprendre cette prise de parole de Ndeye Khady coow li am ci ay tukkeem ñu ci cité Madiambal ci ay virement ci ay compte koppar ñu bëgg la cee laaj tey ban taxaw seetlu lañ ci mën a def Serigne Saliou Gueye ci bii coow nga xamante ni vraiment fi mu ne nii daal réseaux sociaux yi ngi bëgg a toj. xam nga yàlla Moussa man de tout temps mosuma bëgg a wax ci affaire ay Ndeye Khady Ndiaye. ok de tout temps. boo gisee man samay sorties en tout cas ci li ma fàttaliku daal. Ndeye Khady mu wax tam néew na. sur ces sorties yi mi xam moom lay faral def. parce que pour man la page Ndeye Khady. jour ba nga xamee ne la ñu def procès ba ñu génne verdict bi man keroog laa ne la page Ndeye Khady Ndiaye est tournée wante Ndeye Khady moom bëggul jóge foofu ba léegi Ndeye Khady dafa bëgg toujours nekk dans ces lambris là di bëgg di manipuler nit ñi guddeeg bëccëg pour bénéficier wu ci xaalis boo xamante ne nii souvent sama naa ne mérité woo ko Ndeye Khady lan la bëgg laaj xaalis guddi ak bëccëg ñu kañotal ko fii et cetera guddi ak bëccëg nga dégg ay Ndeye Khady dégg naa fi sax benn instant dem na ba ne xaw ma man maa tey réew mi. xam na ko fekkee. mais Ndeye Khady elle se prend pour qui gis nga. man de conseil bi ma ko jox na def attention ci lu bari. ok gis nga Macky Sall moo yoroon pouvoir bi. Macky Sall moo yoroon pouvoir bi gis nga complot ba Sonko doon wax ñoom dañ ko tëggoon tëgg bu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw lu ne def nañ ko lu ne dégg nga ko fii fay nañ moo tax ma ne Sonko dañ ko ñu waxoon naa ko seen TV Sonko dañ ko war a gërëm sant ko parce que Sonko crée beaucoup d'emplois pourquoi ma ne Sonko crée beaucoup d'emplois du moom emploi yu muy créé mais ñu bëri dinañ am ay emploi ngir moom parce que Sonko boo ko dee xas dan lay fay ci jamonoy Macky boo ko dee saaga jamonoy Macky dan lay fay boo ko dee tuumaal jamonoy Macky dañ lay fay boo ko dee wax ju ñaaw jamonoy Macky dan lay fay léegi nag loola xewoon ba ñooñu bénéficié wu parce que jàppal ñan ñoo doon dund ci Sonko affaire Adji Sarr bi ñan ñoo ci doon dund quand je pense bu ñuy wax ay ñoom Mati Trois Pommes ay Françoise Hélène Gaye ay xawma nii c'est-à-dire des gens en n'en plus finir ñoo xam ne ni lekk nañ ci xaalis de façon éhontée parce que simplement bëggoon nañoo tuumaal Sonko pouvoir bi fi nekkoon yore tous les renseignements yore toute la police toute la gendarmerie yore la magistrature lan la ñu jéemul avec aussi leur presse parce que boo xoolee benn groupe mel ni Futurs Médias dafa am rôle bu salté boo xam ne dañ ko joué dans l'affaire Ndeye Khady Ndiaye ak Sonko ils avaient tout ça ba ñuy génne affaire Sonko bi nii mais presse bi lañu utilisé presse bi fañ leen woowoon ak lañ leen jox ba ñu génne xibaar yi man loolu xam naa ko malgré tout ça in fine ça fait pchit comme on dit bulle la toj xam nga Macky Sall doole ji mu amoon ak seen capacité d'influence ak ñoom sëñ Bassirou Gueye li ñu doon def lépp yaa Moussa tu penses réellement ñooñu suñu amoon prox ndol tu penses que Sonko mbir mi doon na ci génn du ci mës a génn wax nañ fi viol wax nañ fi lii wax nañ fi laa tararar lu ne jëm nañ ko parce qu'ils avaient tout entre leurs mains mais fan la mujj corruption de la jeunesse viol amul lan et cetera ci loolu lañ mujj parce que dem nañ ba nga xamante ne c'est-à-dire mënuñ ci dara parce que aussi gis nga dëgg rek mooy mujj ci loo gis malgré tout ça en amont ñu bëri dañ cee dund parce que am nañ ci lu bari ñu bëri am nañ ci xaalis bu dul jeex am nañ sax ku ci am kër waaw am na koo xam ne ci kër Sogepa yi lañ ko jox kër ci dossier bii jox nañ ko ci kër laa wax kër point E gii ci dossier bii am na koo xam ne jox nañ ko ci kër sous le régime de Macky Sogepa jox nañ ko ci kër. kooku la waay. man dinañ ci les un jour. wallaay laa wax lu wóor laa la wax am na ci kër point E.
ci dossier bii business na mujj doon ci ndey ci ndey Adji Sarr la bokkoon. ah bon ah oui ci ndey Adji Sarr la bokkoon. loolu aussi c'était le prix à payer am na ci kër donc ñooñu dund nañ ci mais fan la mujj ñooñu déggatoo ci kenn ñooñu déggatoo ci kenn léegi jóge nañ ci loolu ñii ñëw nañ ci au pouvoir Ndeye Khady bëgg nag moom ne lañ doon vivre avant moom lay bëgg ko ne di am. sëñ Saliou foog ñu taxaw ci Ndeye Khady sa personnalité. Non, au non. départ c'est qu'elle était actuellement c'est qu'elle est devenue de contradiction en contradiction. Comment comprendre parce que ñu bëree ngi naan Ndeye Khady mi finalement lan la bëgg. non Sëñ Saliou Guèye Ndeye Khady lu mu bëgg mooy faire chanter les gens pour am xaalis parce que Ndeye Khady bu commencé di lëkkaloo ak ñoom ay Madiambal Diagne des gens yoo xam nañ c'est des ennemis déclarés. kon loolu lu am la. mais bien sûr lëkkaloo googu. non bien sûr te loolu du tey lu ma xam la man bu yàgg. Ndeye Khady lëkkaloo. non ak Madiambal Diagne dëgg la man loolu yàgg xam naa ci lu tax ma am ci lu ma wóor a wóor laa wax te loolu du tey loolu du affaire du nii de déedéet loolu xam naa ko bu yàgg te ñamu doon waxtaan nee naa leen Madiambal Diagne ñoom ñii ñuy lëkkalool fi ñu toll nii ce sont des gens qui sont prêts à lui donner n'importe lu ne mën nañ kaa jox mën nañ ko jox lu ne parce que ñooñu ñëpp aussi ils ont volé les milliards de ce pays mën nañ ko cee jël cëral ko ci mais à condition aussi xool mu commencé waat la mu doon wax yëpp mu wëlbati ko commencé dal ci deru Sonko mais Ndeye Khady ñoom lu ñu war a xam mooy épisode boobu Sénégalais yi weesu nañ ko affaire kii nii ay Sweet Beauté dossier Sweet Beauté bi. non kooku les gens on nee naa fermé nañ page bi jour ba nga xam ne ca la procès bi jeexee. mënuñu cee séntu à tout moment révision. non man dikkaat ci dossier bi. révision de quoi kan mooy réviser y a des faits nouveaux ou bien quoi. ci comportement Ndeye Khady bi tey. de contradiction contradiction. waaw moom laa c'est que bés bu ci bu ci dara doon am. Ndeye Khady mi moom lañ ciy jàpp tëj. bés bu ci dara doon am moom mii di wax di weddi di kii ak yooyu parce que man je n'écoute même pas. nit ñi ñooy wax rek man Ndeye Khady je ne l'écoute pas. mais li attire attention nit ñi mooy complot bi ñuy romandaat ne dañ fa waaw mais bëgg dañu bëgg a teg complot contrôle ci kaw Ousmane Sonko loolu jar na taxaw seetlu. dama ne waaw man de ñan ñooy fexe qui en veut à Ousmane Sonko. ñooñu de à travers Ndeye Khady. ñooñu nag ba million di ci am. waaw ñooñu nag compte yi xaalis yi di transiter. ñooñu je les encourage bu baax ci complot bi. waaw ñooñu. je les encourage bu baax ci complot bi. mais nañ jàpp ne. la seen bàyyi Macky Sall mënul woon. Macky Sall ak ay pexeem. ak xaalisam bu bëri. ak avec ses forces de défense et de sécurité avec sa magistrature. Macky Sall mënul woon. ñoom ñii nga xam ne tey loolu yoruñu ci dara xanaa pay ay koppar mënuñu ci ñaari dërëm. moo tax ma ne je les encourage parce que bu ñu demee ba toxi danañ taxaw te nag xam nga ki fi doon taxaw daan Sonko koo songu sànku kooku tam moom commencé waat na parce que nit ñoo xam ne seen métier mooy lan saaga ñu fay la tey ma saaga diw bu subaa ma ne diw yow yaa baax boo demee ba ca kanam jox la nga ne diw mi baaxoon dem yow yaa bon genre nit ñooñu c'est-à-dire comment des Sénégalais nan lay mën a toogee nit koo xam ne bu waxee tey weddi boppam suba et que des gens continuent à croire à ces gens loolu daf moom c'est un problème moo tax man bu ma gisee sax nit ñi affaire Ndeye Khady Ndiaye bii nit ñi di ko fi bëgg a jox solo vraiment bah mais on est dans un pays de faits divers aussi sëñ Saliou. moom laa la wax c'est-à-dire gis nga yaa Moussa man yii sensationnel bi. moom laa la yaa Moussa waaw il faut se départir de ce sensationnalisme là. alors donc quelle est la vraie réalité dans tout ça. gis nga waaw man Ousmane Sonko mi ngi ciy tudd. non Ousmane Sonko moom. Ousmane Sonko mi nga xam. Ousmane Sonko ma ne la. y a-t-il complot ou pas. non xamuñuy complot. actuellement nii à travers sortie yi Ndeye Khady def nii waaw. damay dégg ñoo ko complot parce que je n'ai pas encore fait l'investigation. doo mën sax naaw parce que fi ñu toll nii. man de Sénégalais yi. fi ñu nekk. li ñuy woote avec cette dette là bi nga xam ne mi ngi ñuy bëgg a rey. avec ces conditions ce qui se passe au Moyen-Orient. xamuñu de quoi demain sera fait. avec toutes les gymnastiques yi Sonko def guddeeg bëccëg pour réduire le train de vie de l'État. pour rendre meilleure la vie des Sénégalais. au lieu que ñu focus ci loolu. Ndeye Khady Ndiaye moo leen war a bëgg a jëlee ci loolu di leen yóbbu ci ay faits divers. Ndeye Khady Ndiaye nañ ko bàyyi mu dund son monde na toog wax ay waxam gis nga kiy wax dina wax ba weddi boppam delluwaat fa mu nekkaatoon nañ ko wax mu mais la ko waroon Ndeye Khady toog ci réew mi lim fi jot a am
mu jàpp ci liggéey ni ay moromam. waaw nee nañ newatu fi sax de dafa tukki. non newatu fi. waaw ñu ngi koy annoncé Espagne. newu fa c'est pas vrai il n'est pas en Espagne Ndeye Khady Ndiaye est au Maroc. Ndeye Khady Ndiaye nekkul Espagne. Ndeye Khady Ndiaye mi ngi Maroc demul Espagne. ok. elle a un numéro espagnol oui mais day jëm a gëmloon nit ñi ne ma nga Espagne nekkul Espagne. alors ça c'est une information. xam nga ne yaa Moussa yow. man xam naa. yow wan naa la ay firnde. waaw avant may commencé. yow xam ne yow xam nga ne Ndeye Khady Ndiaye néew fa. mais foog ma laaj la ko. waaw d'accord non ma ko laaj. parce que tamit man sénégalais laa fi toogal. non très bien non tu as bien fait. d'ailleurs sénégalais laa fi toogal. d'ailleurs je m'en réjouis. xam nga man li ma xam yëpp bu ma ko waxee àdduna tukki. moom laa moo tax c'est bien que nga poser question bi. sénégalais li ñu jàpp ci xibaar yi ñu mujj jot. mooy Ndeye Khady man aussi comme que xam naa ne yow sax xarañte dina dem ba nga poser ma question bala nga maa poser question tamit bala maa commencer. yaa ma yar nag dama lay wan sama document ne la gis nga lii. waaw nga xam ne bu ñëwee ci débat bi. waaw ma ne la diw de la muy wax du dëgg parce que lii firndeel na ko. ok. te ñi doon wax passeport diplomatique amul passeport ordinaire la yor. déedéet xanaa. ordinaire la yor passeport ordinaire te ku xam. diggante Sénégal Maroc Espagne ni muy demee. boo jógee Sénégal mën nga dem Maroc sans visa. mais mënoo dem Schengen sans visa. te Maroc du Maroc ngay amee visa boobu déedéet. kon sénégalais yi nga xam ne yëpp ña nga Maroc ñoom ñëpp dem nañu Espagne bi kon léegi ou bien ñi nga xamante ne dañuy jël gaal gi kay dañuy jaar Maroc rek wut seen dem Maroc rek wut visa dem Espagne loolu gën a yow. donc que les gens nit ñi bu ñu jàpp nañ jàpp loolu Ndeye Khady Ndiaye am passeport diplomatique Ndeye Khady Ndiaye nekkul Espagne mi ngi biir Maroc. waaw nekk fa nag ci laajub xaalis bu métti. son rapport avec l'argent. non moom laa parce que c'est le débat qui revient tout le temps. moom laa la wax c'est-à-dire que nit ku doyluwul parce que quand ba ma dégloo sama xarit Mame Pathé mu ne lañ ko fi joxoon xaalis presque boo compté ci Mame Pathé sax laa bëgg a dikk Mame Pathé man mi ma xam. waaw fréquenté ko ci peu de temps li mu wax. li xel nangu la. xam nga Mame Pathé waaw Mame Pathé ñu ngi koy nuyuwaale de passage. Mame Pathé xolam bu baax moo koy rey. waaw Mame Pathé. xolam bu baax. moo koy rey. parce que Mame Pathé lii muy wax nii man lu ma xamoon bu yàgg. ndimbal li nga xamante ne ñoom sàkkoon nag mu jaar ci loxoom. man lu ma xamoon bu yàgg te Mame Pathé waxuma ko. xaalis bu takku bi ñu ko jox. bañ ko jox. nga xam ne dans un premier temps c'était presque un chèque de 55 millions loolu lépp man xam naa ko. Ndeye Khady Ndiaye xaalis boobu yëpp ñu koy jox. fan la dugg. voilà c'est la question qu'il faut se poser. Ndeye Khady Ndiaye ñetti doom la am son mari kan lay gérer. fii les gens avec un peu ils vivent bien. mais finalement moo bëgg a nekk ci affaire yooyu ñii da koy utiliser fii jox xaalis ak gis nga. li ma ci metti mooy tey. dina nekk ci situation Adji Sarr. bëgg a ñëwaat ci réew mi doo ñëw. dina bëgg a ñëwaat ci réew mi du ñëw parce que fi nekk déjà parti. waaw mu laa c'est loolu nag moo warul woon. bu ma déggee mu naan way damay woo diw na jotuma ko nangam ak nangam mais Ndeye Khady Ndiaye moom au nom de quoi la war a mën a toog naan day woo ay ñoom Ousmane Sonko ay xoma kan di leen jot. Ndeye Khady Ndiaye li mu def moom defalu ko Sonko. Ndeye Khady Ndiaye li mu def boppam la ko defal c'est-à-dire que gis nga boo ñëwee justice. loo fa wax sa bopp nga ko. Ndeye Khady Ndiaye waxu fa pour setal Sonko ci dara. la mu fa wax pour boppam la. la muy wax dëgg. dëgg googa moom ak dëggam la. ñëwul fa fen pour ñu day setal deru Sonko bu ko defoon magistrat yi jàpp ko. donc ba mu génnee ci loola. ñu jox ko xaalis da ca waroon toog muy jëm a toog gérer këram comme ni ko nit ñi defee. nekk dans comment dirais-je dans la discrétion toog jàpp njàmburam ku ko bëgg a dimbale dem dimbali ko. kon li mu waxal Sonko mooy li am. moom la wax. ñenn ñi bañ a nekk ci xalaat ne kat daa am lu mu xamal Sonko. chantage di ci am. sëñ Saliou xam nga. dama ne l'imaginaire collectif. fii waaw loo fi déggul Sonko. da nga déggoon fii nga ay nit naan man de vidéo bi ma gis. vidéo bii. nii ne ci luñ mujj ñenn ñi def ay photo montage. ci lañ mujj di. kon xamalul dara Sonko lu ñaaw. mais lu mu ko xamal. Ndeye Khady Ndiaye même tey Ndeye Khady Ndiaye soo xamaloon dara Sonko taxaw wax ko sax nit ñi duñ ko gëm. parce que Ndeye Khady Ndiaye c'est une menteuse fenkat la. xam nga fenkat nag. munoo di nga wax sax dëgg ñu ne yow waxoo dëgg fenkat nga. loolu mooy dëgg. léegi nag na topp ay ñoom Madiambal Diagne parce que Madiambal Diagne am na dossier. xam nga fi nekk nii na Madiambal Diagne mel Madiambal Diagne fi nekk réduire na ko. ci moom kaam daw génn réew mi mënatu ñëw.
léegi nag kooka lay lëkkalool mu koy manipuler di ko jox ay xaalis ñoo xam mais ñooña ci réew mi lañ nekkoon na ñooña manipuler nañ fi bataille de te boobu lañu amoon nag toute la liberté de le faire xam nga ñoo amoon nañu liberté pour def ko fii temps wu Macky Sall jéem nañ fi lu ne Sonko ginnaawam bandang segam booba lañ ko mënut waxtuma la léegi moo tax vraiment patriote yi ma leen di ñaan focus leen sur l' essentiel Sonko waxoon leen ko bàyyi leen fait divers yi te ngeen focus sur l' essentiel pays bi dafa am foo xam ne nii fa la nekk fa lañ ko bëgg a jëlee yóbbu ko feneen seen leader ci loolu la nekk ci la leen di woo chaque jour bàyyi leen fait divers yi Ndeye Khady Ndiaye bàyyi leen kook ses élucubrations man de yàlla xam na ne sama page Facebook su ma gisee sax ku ciy wax ma bloqué rek continuer parce que je ne veux même pas bëgguma ci xam dara parce que man li ma ci xam bien avant sax bëri na man du ma si wax parce que xam nga man nit buy manipuler uniquement pour am xaalis man du ma déglu yenn patriote nag moom ku ñëw rek këf leen yóbbaale te seen leader wax na leen ko guddeeg bëccëg focus leen sur l' essentiel bàyyi leen fait divers yi waxu Ndeye Khady Ndiaye damaa xamul lan la leen amal njariñ ñii complot xoolal tàccu leen ne leen complot leen mais seen grand Macky Sall ci boppam complot na ba for moom mu xëy gën ci réew mi la Macky Sall mënul woon ñi nga xamante yoruñu nguur bu fekkee nag dañ ne xaw ma ay dégg naa ay famille Bassirou Diomaye Faye ay Aziz Faye dégg naa mooy ay ndi waaw ma leen wax xayroon le nom de la famille du chef de l'État cité dans cette affaire yow lan nga ci xalaat man xam nga gëstoo gu ma ci te bés bu ma gëstoo ba gis ne Bassirou waa kër mi ngi ci su boobaa man dina am lu ma ci wax mais nag bés bu loolu na amee moom ma xam ne Bassirou kon bàyyi na loxoom nag comme gëstoo gu ma ci mënu gu ma ci def benn conclusion mais daal fii nañ jàpp ne waaw pour tënk daal léegi waaw nañ jàpp ne faut retenir pour ñu avancer lépp loo xamante ne waaw waxu Ndeye Khady Ndiaye la jëm ci ay Sonko wala ñu ay kii nii jël leen wax ji classé comme un simple fait divers mais Madiambal Diagne mi ñuy cité turam ci mbir mi foofu tamit